la rue dañ ko barré mooy ça veut dire kenn du génn beneen côté bi aussi dañ ko barré mooy li nga xamante ne ni mooy situation bi fi nekk tey alors soutien yi aussi bari na lool. muy soutien yi nga xamante ne ni ay leader politique lañu moo xam opposition bi société civile bi ñëpp ñu ngi jàppale bu baax a baax ñu ne Sonko ci xeex bi on fait signal sax que ne Assane Diouf moom mi ngi ci biir kër gi jamono ji ñu àddoo ngeen di teewlu mu doon situation bi nga xamante ni mu doy waar alors gis ngeen xeer yi aussi mën nañu xam xeer yi exactement cheikh bi lan la wundu su ko defee waaw kon xam naa cheikh pour lan la xeer yi. non xëy na c'est-à-dire ñoom ñun xamuñu moom violence xamuñu ko mais nit bu la jaayee doole wan la ko des fois bu la buuxee ba sa miir ba foog nga wan ko sa doole. mais nag c'est dépassé. mais on va essayer de vivre avec le virus mais ici on va essayer de vivre avec les lacrymogènes voilà on va aller avec lui jusqu'au bout. mais nañ wàcc taxaw ko sax xel doo fi góor bu dee fekkee ay vrai góor nga yor arme yor lépp mais say moroom bu góor ñu fi nekk da nga wàcc jàmmal ñoom mais affaire kafar la ñuy def. voilà ñu ngi fi ak kon Assane Diouf. Assane ñu ngi ziar bu baax a baax alors ñu ngi leen ko doon wax mbokk yi on est avec Assane Diouf nag kenn dootul ko présenté Assane lan moo waral tey nga ñëw ci kër Ousmane Sonko. salaamaaleykum jeunesse bu Sénégal salaamaaleykum yéen waa àdduna man la Assane Diouf maa ne soxlaatul may présenté sama bopp ci lu bari parce que toll nañu foo xamante ni jeunesse bu Sénégal laay waxal. ñu xam ne man bi may saaga wu ma woon pour réewande saaga wu ma woon pour yàpp sénégalais yi wala yàpp suñuy kilifa diine mu doon saaga parce que ñi ñuy jàkkaar lool respecté wuñu ñu xamuñu lan mooy valeur u doomu sénégalais yi moo waral tey ñu def lu mel nii parce que doomu aadama yi ñëwoon fii ay sénégalais lañ te sànniwuñu xeer bi ma fii ñëw defuñu lenn amoon na distanciation sociale xam nga li ma la wax nit ñi taxaw di ñaxtu di supporter seen frère. Lacrymogène parce que provocation la ñu def kii ñu ñëw nag di taxawu nekk na koo xamante ni député la xam nga li ma la wax Macky Sall ëpp ko ay pouvoir fii ci Sénégal parce que ñun ñoo ko fal. léegi nag dafa am loo xamante ni yéen jeunesse bu Sénégal yéen a ko war a xeex li ngeen war a xeex mooy fépp fu nit nekk ci Sénégal nga xam ne am nga koo war a protéger. nga xam ne am nga koo war a protéger xam nga génnal parce que Ousmane Sonko doomu Sénégal la te ku ci génnul muy kilifa diine muy koo mënti doon boo seetaanee lii wallaahi dina dal ci sa njaboot wala mu dal ci keneen wala mu dal ci sa taalibe moo tax ma ñëw taxaw fii. mais Assane naka nga gisee détermination ndaw ñi nga xamante ne ni daw ñu yootaa ci policiers yi nga xamante ni ñu ngi sànni ay lacrymogène n'empêche mais ndaw ñi dafa mel ni ñoom bëgg ñoo dem fii nga xamante ne ni wala bëgg ñoo jógee fii nga xamante ni moo di kër Ousmane Sonko. non duñ fi jógee man du ma fi jógee man ci sama bopp ko yóbboo dinañ ma yóbbaale loolu moom garantie du ma fi jógee parce que Sénégal ñun ñoo ko moom. waaw Mohamed Diop bu fekkee ni yaa ngi ñuy dégg priorité au direct. keneen moomu ko. Mohamed Diop moom Sénégal. léegi jeunesse bi laay waxal li may wax jeunesse bu Sénégal nii ngeen déterminé xoolal soxlawul li ma leen rek laa leen di ñaan bu leen toj kaar bu leen laal oto jàmbur bu leen yàq kër jàmbur mais ku leen dóor fayu leen. yéen administration bu Sénégal yéen policiers yi yéen gendarme yi yéen ñëpp yéen administration bu Sénégal defe naa ne yéen ñëpp dañ leen fee teg pour ngeen protéger sénégalais yi man nag xoolal filmé naa lu bari ci li ngeen def parce que bi ma ñëw caméra laa àndal xam nga te boo yi nekkoon fii kenn yëkkatiwu ci dara dañu leen jàmm di dóor ay di ko sànni ci kaw filmé naa ko te gis ngeen am na ay jeunes yu bari yéen a leen gaañ fii xam nga te loolu gàcce la te bu leen fàtte ne yéen ñëpp bi ngeen di génn seen kër yi da ngeen faa bàyyi seen i njaboot te xoolal xale yi xam nañu kuy police ak kuy gendarme provocation la képp kuy yeewoo ci Sénégal génnal nga xeex lii bépp raison nag mais bu leen toj bu leen yàq dara parce que lu ngeen yàq Macky Sall moomu ko ñun ñoo ko moom. Le message est passé. Voilà Mohamed Diop kon c'est toujours avec responsabilité bien entendu ci la ñuy def li nga xam ne moom mooy suñu liggéey en tant que journaliste alors je rappelle que il ne peut y avoir des appels à l'insurrection dans notre antenne ci lu jëm ci wàllug li nga xam ne moom moo xew mu ngi
soxal Ousmane Sonko moom ci boppam am na taxawaay boo xamee ni fësal na ko ni ki démb ne daal ni moom du wuy ji gendarmerie moo waral ses sympathisants ni ñu koy waxee ak ay militants yu parti Pastef xëy tey dajaloo ci buntu këram foofu ca cité kër góor gi mu am nag ay sympathisants yu ci mel ni ki ngeen gis léegi nii di Assane Diouf moom mu dem pour soutenir ko mais damay fàttali nii du ci antenne yu Sen TV wala yu D-Média ci la ñuy yëkkate yenn kaddu lu ñuy woowee appel à l'insurrection kon dañuy jégalu tuuti kon ci yooyu les kaddu nga xamee ni jib na waaye dañuy def priorité li nga xam ne moom mooy direct bi ñi fa nekk di Mohamed Diop ak équipe am bu fekkee ni am na laaj boo xamee ni bëggoon naa ko laaj peut-être s'il est en ligne mooy ana Ousmane Sonko parce que gis nañu ci buntu këram ay nit ñoo xamee ni ay jàpp nañu ni ñoom ñooy rewàlluk karangeem ngir wattu karangeem di ay civil waaye à côté également ay policiers ñu ngi fa mais ni ñu ko gisee dañoo def ay barricade ci buntu kër Ousmane Sonko tali bi nga xamee ni moo fa jëm ba nga xamee ni dem beeg dikk bi dafa gàllankooru am na ay nit nag ñoo xamee ni am nañ ci gaañu autant ci militants yi wala manifestants yi autant ci côté police parce que ñu ngi xamal ni am na ay policiers yoo xamee ni dañ leen a mujjee rawale parce que dañoo jot ay xeer ci seen bopp am ci koo xamee ni sax dafa doon dereetal gis nañu également des jeunes déterminés yoo xam ne daal dañoo def li ñu woowee seeni munitions jël ay xeer yàpp ko ci benn brouette kir jàmmarloo ak policiers yi alors on rappelle que ci situation coronavirus bi ñu nekk par un arrêté du ministre tous les rassemblements muy privé muy public dañ leen a tere donc comme dañoo nekk tamit ci dëkku droit xanaa autorités yi ak Ousmane Sonko ci boppam peut-être dinañu yëkkati kàddu ci wàll woowu alors peut-être avec la régie on pourrait peut-être revenir au direct ak suñu ndaw li ñu fa teewal di Mohamed Diop bu fekkee ne am na leneen lu yees parce qu'on le sait dëkk fi ñu nekk actuellement di cité kër góor gi am na ay nit ñu dëkk foofu ay tout tànk ngi fa ay mag a ngi fa ñoo xam ne peut-être supporté wuñu li nga xam ne moom mooy grenade lacrymogène du kenn ko supporté sax waaye rawatina ñi nga xamee ni peut-être dañu am yenn feebar di feebaru dënn wala feebaru nokki te loolu yëpp tamit takk der yi war nañ ci jël responsabilité considération waaye tamit ki ñuy xeexal tey di Ousmane Sonko moom it war na ci jël ay responsabilité pour protéger les populations ñi nga xamee ni seen yoon peut-être nekkul ci coow li alors déférer à une convocation fàttali nañu ni ça ne peut se faire pour un député qui a li ñuy woowee malaanub kiirlaay d'immunité parlementaire ci Assemblée nationale am na yoon bu ñu war a jaar bu fekkee ni dañoo bëgg dindi malaanub kiirlaayam boobu ngir mën ko déglu mais loolu day fekk ñaar maître Babou mu ngi koy expliqué sànq wala démb mooy flagrant délit di maanaam ku ñu jàpp loxo ci poos nga doon député wala leneen mën nañ la déglu te dindi sa malaanub kiirlaay boobu di immunité parlementaire beneen bi mooy procureur sàkku ci Assemblée nationale ñu dindi malaanub kiirlaayub député ngir mën ko déglu day fekk ñu tef wala ñu taxawal benn enquête alors peut-être on peut retourner ci Mohamed Diop pour voir un peu l'évolution de la situation très rapidement puisque jàpp naa ni peut-être du teel a pare te il y a également un autre programme sur Sen TV et dans des médias de manière générale Mohamed Diop bu fekkee ni on peut retourner là-bas à la cité Kër Gorgui c'est à côté du domicile de Ousmane Sonko ma koy fàttali Mohamed Diop. Voilà donc je pense que on l'aura sûrement ci kanam tuuti. Sinon bon ce qu'on va faire mooy on suit cette information pour vous bien entendu puisque nag dañu yemale programme bi ci loolu mais fàttali juste que il y va de la responsabilité de tout un chacun par rapport ak situation bi de manière très zen mën nañu ko régler xool nu ñu ko war a régler bu dee dafa am wuyo wala leneen waaw Mohamed Diop qu'on me signale qu'il est présentement encore en ligne et mu ngi foofu ca buntu kër Ousmane Sonko Mohamed Diop. oui Birahim. waaw Mohamed lan lu yees la ñu mën a jàpp en attendant peut-être après ñu jóge foofu ak liggéey bi continuer waat di ko suivre peut-être pas à pas.
oui li ñu mën a jàpp Birahim mooy dara yeesu la. dara yeesagul parce que situation bi ba léegi mi ngi continuer di mel ni mu meloon depuis 10 heures. ñu ngi nii nag jamono ji xanaa un peu ñëw ci watu takk der yi sama ginnaaw gis ngeen takk der yi dispositif bi nga xamante ni nii voilà ñoom tëral nañu ko ñu ngi continuer quand même di def li nga xamante ni nii moom la leen yoon may muy bu ñu bëggee disperser foule bi ñu daal di tirer lu jëm ci wàllug la kon grenade lacrymogène. donc voilà ci côté policier la ñu nekk mais situation bi dara changé wu ci Birahim Touré pour te dire que ne ndaw ñi ba léegi kon dañoo déterminé à ce que véritablement ñu jàkkaarloog wala jàmbaarloog ñi nga xam te ni ñoo di takk der yi sànni xeer moo fi am ak sànni lacrymogène dara changé wu fi donc. ni ngeen ko gisee mais Mohamed lan mooy tàkk na la ci ginnaaw auto police bi. saxaar soosu ñu gis ci ginnaaw auto police bi lan la mooy dañoo teg ay pneu. teg ay garab teg lépp lu ñu mën a taal ko. te du fii rek fi nga xamante ni nii moo di ci koñ bi yëpp mooy moom la ñu gis fii ci cité Keur Gorgui fu nekk taal nañu ko fu ci nekk taal nañu ko comme quoi pour montrer que ne tey jii nii ñoom ak takk der yi la dawuñu ci dara. donc voilà li mooy situation bi ñoom ñu ngi continuer ba léegi di sànni xeer ñii ñu ngi taal ay pneu ñii ñi ngi sànni ay lacrymogène mu doon situation bu doy waar Birahim surtout ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo dëkk kër cité Keur Gorgui nekk na ay cité bi nga xamante ni ay kilifa ñoo fi dëkk ay nit ñi nga xamante ne ni calme lañ doon wut ba tax mu jaral leen ñu ñëw fii waaye tey li ñu dund tey xam naa ni lu metti la ndax lacrymogène yi ñu ngi dugg ba ci fi nga xamante ne ni moom moo di kon ci biir kër yi mu doon lu yéeme ci ñoom yéeme itam ci ñi nga xamante ne ni peut-être ñoo ñëw ngir soutenir seenug leader Ousmane Sonko ndax lacrymogène yi ci ñoom la jëm waaye itam yéeme ci takk der yi nga xamante ne ni ñu ngi wéy di recevoir lu jëm ci ay xeer ñu ngi leen di sànni ay xeer yu ni nga ko gisee voilà mu mel ni ñaari dispositif la ñu gis ci auto police benn bi bu weex la ñu ngi nii sunu kanam beneen baa nga ne la ca wàll wa gis nga fa ñu taal li nga xamante ne nii moo di rek safara si am na beneen oto bu ñuul auto police pour disperser ñi nga xamante ne nii ñoo di rek ndaw ñi alors mais ndaw ñi ba léegi déterminé nañu Birahim à continuer justement di sànni xeer comme quoi ñoom wax nañu ne lu jëm ci wàllu xeex bi lay seen xeex la du xeexu Ousmane Sonko li nga xamante ne nii moom la seen leader nar a dund wala bëgg a dund par rapport ak li ñu leen bëgg a teg muy situation bii ñoom du ñu ko nangu looloo tax kan ñu pare pour en découdre avec les forces de l'ordre yi nga xamante ne ni ñoom itam suba ba léegi ñu ngi def liggéey bu am solo ni ngeen ko gisee voilà ñoom suba ba léegi ñu ngi fi aussi bëgg a vouloir disperser la foule muy liggéey bu am solo bi ñu nekk di def ñoom itam takk der yi il faut le dire quand même voilà ñëw nañu ba ci seen wet alors de l'autre côté am na ñu fa nekk itam di continuer di sànni xeer côté bi aussi am na ñi nga xam ne nii ñu ngi fii di sànni xeer waaye police ñoom ñu ngi fii quand même pour veiller au grain pour essayer un peu de disperser la foule bi nga xamante ni nii tey lenn rek moo ci xaw a suppeeku muy foule bu déterminé la parce qu'il s'agit quand même de leur leader muy seen Ousmane Sonko Birahim su fekkee amoo beneen question. waaw non Mohamed Diop xanaa ni nga jegee auto police bi rek day wane ni en tout cas c'est une police républicaine je le rappelle. police nag dafa nekk ci rôle police mooy jamono ji ñu toll disperser li nga xam ne moom mooy les manifestations ou les rassemblements qui je le rappelle selon un arrêté en tout cas pour 1 mois ci état bi nga xam ne ci la ñu nekk di régime di troisième régime bi ñu mën a wax ci wàllug catastrophe sanitaire dañu tere li nga xam ni moom mooy ay rassemblement moo am buntu kër Ousmane Sonko raison pour laquelle la police a envoyé ses renforts pour disperser li nga xam ni moom mooy rassemblement bi te ni ñu koy waxee nag de manière graduelle la ñuy utiliser la force bu ñu waxee force publique nag de manière graduelle benn bi mooy waxtaan ak nit ñi pour ñu jóge fa bu ñu xawee të ñuy doog a def dispersion boo xamee ni ci la ñuy sànni ay grenades lacrymogènes alors peut-être dañuy jógee ci cité Keur Gorgui cap ci fi nga xam ne moom mooy section recherche fële ca brigade bu gendarmerie bu Colobane parce que foofu tamit suñu ndaw mu ngi fa teew di Mamadou Fofana moom xibaar boo xam ne jotoon nañ ko ni ki tey ci suba mooy ni
kii nga xam ne moom mooy kii jiite salon boobu nga xam ne moom mooy Sweet Beauty Spa ca Sacré-Cœur 3 ni dañu ko téye woon waaye am xibaar yu ñuy wax ndegam wér na wala wérul ni bàyyi nañu ko soxna soos nga xam ne moom moo jiite salon de massage bi xale bu jigéen boobu di liggéeyee Mamadou Fofana bu fekkee ni yaa ngi mi dégg ñu ngi lay nuyu. voilà donc Birahim maa ngi lay fay ni nga ko waxee donc maa ngi fii ci Colobane ba léegi comme ni ñu ko doon defee sànq ba léegi c'est vrai que kër góor gi fu mu nekk nii moom la fa xew doy na waar waaye nag fii moom dafa tekki tekkaaral parce que nag gis nga maa ngi nii ci buntu caserne Samba Diéry Diallo ci buntu gendarmerie bi sànq sax doxantu na dem ba ci biir ba fi nga xam ne fële section de recherche bi nekk waaye mun nañ wax ne amul benn dispositif quand même boo xam ne mun nañ jàpp ne fii kat am na luñ fi waajal wala am na loo xam ne ñu ngi ko fiy xaarandi am na ay particuliers yoo xam ne dañuy ñëw certainement day fekk ne ñu soxla peut-être bërëb ba lu ci mel ni xeetu plainte ki yenn yooyu noonu donc pour wane ne la rek ne amagul dara loo xam te ne nii kon mun nañ ko fi jàpp muy loo xam te ne nii mun nañ xam wax ne am na lu fiy xew alors ba léegi nii tamit mun nañ wax ne ci biir camp bi boo gisee daanaka dugg beeg génn bi nekk loo xam ne lu yomb la bu fekkee ne doo gendarme soit nga nekk en tenue wala en civil daanaka wala nga dëkk ci biir camp bi pour nga dugg day xaw a jafe parce que nag dinañ la laaj ne la lan nga fiy def ak yooyu ok aussi bàyyi fi xel li nga xam ne moom mooy surtout la nga xam te ni ñi ngi ko fay def ndaxte gis nga yëf yi nu mu doyee waar fu mu nekk nii moo tax ñoom it xam naa gendarme yi tamit ñu bëgg a jël seen matukaay rassemblement comme nañ ko gisee woon fële ca kër Ousmane Sonko fële na la ca cité kër góor gi mun nañ wax ne fii nag amul benn rassemblement gisuñu fi militant gisuñu fi responsable gisuñu fi sympathisant képp koo xam te ne ni kon mi ngay jàppal tànk kii di Ousmane Sonko donc c'est pour te dire que c'est le rythme habituel bi nga xam ne kon moom nañuy nemmeeku ci caserne Samba Diéry Diallo bi nga xam ne may fàttali ne waa GIGN ñu ci ëpp fii nañ nekk corps d'élite surtout bu gendarmerie également donc fii nañuy nekk lu ci bëri ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy dawal sax fas yeeg yooyu yëpp tey nekk ci lu jëm ci garde présidentielle ak yooyu yëpp donc bokk nañ ci ñi nga xam ne ñi ngi nekk fii nii ci caserne bi donc pour te dire même aux alentours donc mun nañ wax ne ñi ngi vaquer à leurs occupations ñi ngi waxtaan tamit ci li nga xam ne moom moo xew ak li nga xam ne tuumaal nañ ko kii di Ousmane Sonko accusation yi nga xam ne yëkkati nañ ko daal di koy teg ci ndoddam ak wax yi nga xam ne démb daal dina koy def ñi mu convaincre ñi convaincre leen donc waxtaan gi daal fu mu nekk nii daal donc moom la ñuy gën a nemmeeku ci alentour caserne bi ci biir Colobane xam nga nag Colobane ku ko tudd xam la fi daje ci ay doomu aadama dafa bëri lu marché bi nga xam ne mag na lool te nekk fi donc ba mu nekk pour wax na la rek ne yëf yi daal nu mu soxalee askanu Sénégal askan wi nga xam ne surtout ñoom ñoo nekkee fii nii ci Ndakaaru donc fu mu nekk nii nag tamit ni nga ko waxee ñi ngi suivre Sen TV pour xam la nga xam ne moom mooy xew foofee ca kër Ousmane Sonko donc les commentaires vont bon train ku nekk na nga ko gisee ak xalaat bi nga xam ne donc am nga ci donc yaa ngi gis fu mu nekk nii kon circulation bi mi ngi dox normalement ci kanamu gendarmerie bi donc amul benn problème amul benn trouble daanaka boo xam te ne nii mun nañ ko fi wax ñi ngi dem ak dikk circulation bi mi ngi dox normalement donc amul benn problème daanaka boo xam te ne nii mun nañ wax ne ñi ngi koy nemmeeku fii nii ci gendarmerie bu Colobane bi nga xam ne ñi ngi fi doon xaarandi tey kii di Ousmane Sonko ndaxte nag daal di nañ koy jox ab plainte ab convocation boo xam ne konoon donc war na mën a ñëw wuy si ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarme yuy liggéey fii nii ci section de recherche bu Colobane bu fekkee Birahim amoo benn laaj rek mun naa la bàyyi le temps que nga dem ci Mohamed Diop en attendant nga revenir peut-être on va un peu camper le décor pour voir si les choses ont évolué ou pas. D'accord merci Mamadou Fofana mi ñu teewal fële ci brigade bu gendarmerie bu Colobane foofee nag gis ngeen xibaar yi nga xamee ni rote na foofu également c'est le calme plat wuute loolu ak li xew fële nga xam ne moom mooy cité kër góor gi li ñuy def mooy delluwaat foofu ak suñu ndaw li ñu fa teewal di Mohamed Diop may fàttali juste que dañu nekk ci benn édition spéciale li ko tax a jóg mooy li nga xam ne xew na jamono ji ndax am ay jàmmarloo yu am buntu kër Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootam de manière très franche ñëw nañu taxaw ngir
jàppal ko tànk muy loo xam ni xel mën na ko nangu waaye li ci des mooy nag fan la wàndent di mujjee ki gëtam ñuy am xalaat ci njaboot yi nga xamee ni ñu ngi foofu jamono ji dëkk ca boorub kër Ousmane Sonko ay tout tànk nekk fa ay mag tamit nekk fa ñoo xamee ni bu doon seen sago sànnante lacrymogène ak i xeer ñoom duñu ko fekkee waaye nag dañoo nekk tamit ci réew moo xam ne démocratie may na nit ki mu mën a sàmm li nga xam ne jàpp na ni moom da ko war a sàmm ñii nag di ay njabootub Sonko li ñu jàpp mooy ni faw ñu sàmm ki nga xam ne moom mooy seen njiit ndax dégg nañ ko démb li mu wax mooy ni appel la sax bu mu def ne ni en tout cas moom amul lu muy reproché boppam moo waral nag tey de manière spontanée am ñenn ci ay militants ak i sympathisants yoo xam ni dem nañ fa ñu ngi ñuy xamal ni ku ci mel ni Barthélémy Diaz également mu ngi fa woon Mohamed Diop peut-être si nga confirmer un peu la présence de certaines personnalités politiques gis nañ léegi ku ci mel ni Assane Diouf moom yëkkati na kàddu waaye tamit ñu ngi xamal ni keneen ku ci mel ni Barthélémy Diaz moom i tamit teewoon na fa ndax mu ngi foofu ba léegi laaj bi ma bëgg a laaj nag mooy est-ce que Ousmane Sonko mu ngi biir këram parce que gis nañu ñii di sécurité yi taxawoon ci buntu këram quelle est la situation présente Mohamed Diop. alors xanaa rek jéem a tontu say laaj Birame Touré bu ci mujj tam am solo lool mooy est-ce que Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii moo waral coow li moo waral tey ñëpp di jàmbaarlaw muy policier ak ñi nga xamante ne nii ñoo di rek ay militant am ndax mi ngi këram loolu dama la koy dëggalal Birame parce que ñun teel nañ fee ñëw 8h 9h ba 10h fii la ñu nekk fi nga xamante ne nii moo di cité kër googu ci buntu këram donc avec un dispositif sécuritaire bu am solo bu nga xamante ne nii parti Pastef am na ko kenn du dugg kenn du génn mooy ça veut dire que ne Ousmane Sonko mi ngi ci biir beneen bi li koy firndeel mooy Assane Diouf génn na léegi firndeel leen ñu ne moom la doon seet si waxtaan ak moom apporter ko son soutien ki ñu gisagul nag mooy Barthélémy Diaz mais dégg nañu ci weewu béy que ne mi ngi ci biir pour apporter justement moom itam son soutien à Ousmane Sonko comme ñi ko yeneen leader politique yëpp di defee de près ou de loin ku ko deful ci kaw nga jege si def nga ko également ci bind wala woo ko wala itam génn publiquement wane ne Ousmane Sonko tey soutenir nga ko tey beneen information bi ma lay jox Birame te maa ngi koy doog a daal di gis jamono ji mooy li ëpp ci civil yi policiers yi civil yu moo ëpp fuuf Birame Touré ci ñi nga xamante ni ñoo di policiers yi takk der yi nga xamante ne ni ñoo nekk sur place policiers civils yi daanaka boo leen gisee sax doo leen xàmmee waaye ba ñu takkee seen brassard ci la ñuy doog a xam ne ñun ndekete ay policiers lañu mooy ça veut dire que ne ñoom itam depuis ce matin ñu ngi fi woon doon 20 peut-être au gré arrestation yu bari tey policiers civils yooyu ñoo leen jàpp alors dispositif yi nag Birame ñu ngi gën a yokk parce que gis nañu ne yeneen oto ñu ngi ñëw ci takk der yi waaye itam gis nañu ne également dispositif bu bees am na ci wàllug li nga xamante ni moom moo soxal wàllug ñoom ni ñu bëgg a dérouler ngir faire li nga xamante ni maanaam disperser la foule mais li ma ci jaaxal mooy ba xam li nga xamante ni moo di Birame lacrymogène yi dina ko mate gis nga ñu ngi sànni instant bi nii ndax gis nañu ay policiers yu yor ay xeer yi nga xamante ni peut-être ñoom dañ koy sànni civil yi loolu nag leeraguñu waaye ci seeni loxo gis nañu ne ñu ngi addu wala ñu ngi gàddu ay xeer mais lacrymogène daal lanu njott ne Birame xawut a bari noonu waaw parce que nit ñi wala foule bi ñi ànd ak en tout cas Ousmane Sonko ñoom ñu ngi gën a déterminé wu ngir jàkkaarloog takk der yooyu di leen sànni xeer gis ngeen xeer yi en direct ngeen koy am Mohamed bu fekkee ni yaa ngi may dégg leneen lu ñu gis mooy ki nga xam ne moom mooy policier bi taxaw ci kaw oto bi dafa yore benn lu ñu woowee fusil à pompe fusil à pompe boobu nag ay balles à blanc lay tiré wala ay balles en caoutchouc muy loo xam ne tamit mën na gaañ ñi nga xam ni ñoom ñoo mën a recevoir yooyu les projectiles gis nañu tamit ay policiers yore ay xeer di jàmmarloo ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ay militants yu Ousmane Sonko c'est-à-dire que il faut que fii ci wàllu woowu ñu leeral ni
am na foo xamee ni bu ñu fa tolloo dafa mel ni ñoom dañoo ñàkk ay munitions di maanaam ay grenades lacrymogènes pour mën a disperser foule bi ni ñu ko waxee peut-être la question aujourd'hui mooy est-ce que c'est ça la solution par rapport ak situation bi fa xew est-ce que ñu gën a wàññi dangar bi gënul woon a baax que ñuy yokk li nga xam ne moom mooy fitna parce que je rappelle également pour votre information que fële ca France aussi am na ay militants yu Ousmane Sonko yoo xamee ni actuellement ñoo ngay manifester également par rapport ak seen leader bii di Ousmane Sonko foofee ca Paris kon loolu ñu koy xamal am na sax ay images yoo xamee ne xam naa daañu ci dellu si ci kanam Mohamed Diop. voilà Birahim pour dëggalal la loolu rek mooy véritablement ni nga ko waxee peut-être affaire bi da leen dépassé ñoom force de l'ordre yi ci par rapport ak fexe disperser la foule xamuñu yan moyen la ñu def moo tax dispositif bu bees bii la ñu gis dafa mel ni ñu ngi reculer ndaw ñi ñu ngi commencer reculer mais problème bi ñu am ñoom force de l'ordre yi mooy dañoo jàkkaarloog Birahim ak ay ndaw yu nga xamante ne nii détermination bu doy waar la ñu àndal loolu je le répète détermination bu nga xamante ne nii tey dafa mel ni bañuñu ci dara en fait moo tax liggéey bi xawut a yomb noonu ci takk der yi boobu ba léegi ñu ngi def seen kéem kattan ñu gisoo ñu ngi avancer di sànni xeer xala yaa ngi gis ñu ngi jéem a avancer ñoom takk der yi voilà ni ngeen ko gisee noonu bu ñu sànnee xeer itam sànni lacrymogène ba ci bal yooyu nga doon wax sànq gis nga mi ngi ko ñu ngi koy tirer mooy jaaxle gu ñu am mooy peut-être répression bi dafa xaw a yéeme lool ci ñoom metti aussi metti mu doon situation bu metti ñu ngi jéem a nag dugg xam naa li ñu bëgg Birahim pour sa information mooy fexe ba yegg ci buntu këru Sonko parce que foofu itam bëri na lool ay nit yu fa nekk di fa sànni xeer lu tax mënuñu fa dugg nag mooy ndaw ñi ci boppam ñoom dañoo baare yoon yi nga xam te ni ñooy jaar ci kër Sonko yëpp moo xam partie ouest bi est bi nord ba sud fépp la ñu baare moo tax mu xaw a metti lool ci takk der yi beneen information bi mooy Birahim fii ñu nekk cité Keur Gorgui bëri na ay oto yi nga xamante ni ñu ngi leen di toj ay xeer ñu ngi dal ci seen i kaw mu mel ni kon askanu cité Keur Gorgui tey ñu ngi dund lu metti lu nga xamante ne nii tey jii nii dootuñu ko fàtteeti wala dootuñu ko gaaw a fàtte Birahim Touré. waaw comme ni nga ko gisee actuellement benn oto bu ñuy pousse noonu peut-être boo leen mu mënee delloowaat ci image yooyu oto boobu nga xamee ni daanaka dañ ko tegoon comme genre barricade pour beneen oto bañ a jàll loolee nag ak gis nañu également ay policiers en civil alors l'actualité donc ba léegi ci loolu la ñuy des muy wàllug coow li nga xamee ne am na ca buntu kër Ousmane Sonko de manière spontané am ay militants ay sympathisants yoo xam ne dañ fa ñëw ngir aar Ousmane Sonko ndax dégg nañu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb fasul yéene dem wuy ji benn convocation bu jógee ci gendarmerie parce que d'abord il faut le rappeler dafa amee li nga xam ne moom mooy malaanu kiirlaay ndax immunité parlementaire bi nga xam ne may na ko tey tant que jàppewuñu ko li ñu naan loxo ci poche di flagrant délit mën na bañ a wuy ji benn convocation moom ci boppam mu àddu ci démb c'était en direct sur la Sen TV ce matin nag très tôt déjà ay militants ñëw ngir daal aar ko aar lu ñu jàpp ni mooy seen moomeel te tamit défendre li nga xam ne moom mooy seen droit bi nga xam ne moom mooy protéger peut-être ki ñu jàpp ni moom mooy seen leader il n'empêche que ba léegi duñ ci dellu si lu bari ci ay commentaires le commentaire est libre comme on le dit mais ñun ci fait yi la ñuy wax mooy li xew ak ni ñu ko gisee ak image yi nga xamee ni gis nañu ko ak suñu ndaw li ñu teewal foofu ca kër Ousmane Sonko bu fekkee ni Mohamed tout à l'heure je demandais dafa mel ni kon Ousmane Sonko mu ngi ci biir këram Mohamed. oui mi ngi ci këram. mais xawal li ma xaw a jaaxal Birahim mooy affaire bi dafa xaw a reetaalu mooy oto bi ngeen gis sànq ñu koy pousse pour auto police bi mën a jàll. mooy ndaw Sonko yi ñoom ñooy def ay genre embuscade. bon si on peut l'appeler ainsi bien évidemment ay genre embuscade la ñuy def mi ngi mel ni genre voilà ay embuscade la ñuy teg jéem a fexe baare ñi nga xamante ni ñoo di takk deri ba duñu mën a jàll donc loolu itam ni ngeen ko gisee sànq ñu koy pousse ci oto bi ci koñ boobu foofu noonu lañ def ci koñ yëpp
daanaka bu ñu tegul ay oto jàmbur bu ñu ko baarewul affaire bi jël nañu ay groupe électrogène puusandoo ko ñoom ñëpp mbooloo bi nun toll ci koñ yi ngir oto police yi bañ a véritablement dugg ci biir koñ yi ba mën a accéder ci koñ bi nga xam te ni fa la Sonko nekk militant mi aussi continuer di fa nekk comme quoi ñoom bëgguñu dem bàyyi kër gi noonu mu vide ndax seen leader mi ngi ci biir te dañoo jàpp ne tey jii nii dañ koo war a yóbbu wala dañ ko bëgg a yóbbu moo tax ñu bëgg a faire face ñoom itam ba li nga xamante ni moo di situation bi ñoom itam ñu bëgg ko contrôler waaye contrôle bi dina xaw a doy waar loolu Birahim Touré. waaw ndax takk der ñoom itam dañoo déterminé pour faire face gis ngeen sama ginnaaw itam taal nañu fi léegi beneen pneu waaye takk der yi ñoom itam déterminé nu justement pour fexe daal mbooloo mi dispersé wu ñoom loolu rek la ñu bëgg jamono ji en image sama ginnaaw Birahim ñu bàyyi la ko nga commenté ko ni nga ko gisee ñoom itam fexe nañu dugg ba ci biir koñ bi ngir rek mën a jàkkaarloog ful bi. Voilà, d'accord. Mohamed Diop, donc je rappelle que police moom moo fa nekk actuellement alors ñu ngi ko doon wax sànq ci wàllug information xam leen ni police mënula téye tey Ousmane Sonko parce que bu fekkee ni dafa am convocation gendarmerie moom moo ko convoqué dañ koy fàttali te mënuñu ñëw kon beneen service nguur gi di police di dem ngir génne ko ci këram donc loolu dañuy fàttali ni ay avocat am fësal nañu ko moom ci boppam wax na ko immunité parlementaire am mayu ko également ñu ñëw di ko jël si ci biir këram ñuy fàttali ni gendarmerie moom moo ko convoqué répondre na ne ni du wuy ji gendarmerie li ko waral wax nañu ko muy immunité parlementaire bi nga xam ne moom la yore kon li ñu mën a jàpp mooy police bu fa nekkee actuellement c'est plus pour disperser la foule ak rassemblement mais nekkul pour jàpp kii di Ousmane Sonko parce que amuñu sañ-sañ boobu ci fii mu nekk actuellement ak lii di malaanu kiirlaay bi nekk ci kawam muur ko ba nga xamee ni du n'importe qui moo ko mën a jëli fenn wala moo ko mën a convoquer kon loolu c'était juste une précision à faire je le rappelle tamit ñu ngi koy wax sànq ni ca bitim réew tamit am na ay manifestants kii militants ak sympathisants yu Ousmane Sonko yoo xamee ni ñoom it ña nga teew rawatina fële ca France ngir ñoom it wane seen naqarlu li nga xam ni jàpp nañu ni ci kàddu yi tukkee ci Ousmane Sonko machination la di maanaam dañu koy wutal pexe ngir daal dugal ko ci ay jafe-jafe li ci kanam nag raw li gët mais may fàttali ni police foofu mu nekk actuellement nii lacrymogène yi muy sànni ak li nga xam ni moom lay utiliser ci force répressive am na ñoo xamee ni laalewuñu ci mbirum Sonko laalewuñu ci mbirum nguur gi laalewuñu ci kenn muy ay askan yu fa dëkkee muy lu ñu mën a waxee entre guillemets dommage collatéral waaye nañ ci def attention ndax jamono ji ñu nekk tamit am na ñoo xamee ni peut-être ñu ngi seen biir kër am feebar bu leen dal ba nga xamee ni yenn ci ay grenades lacrymogènes wala ay xeer yuy jógee ci les sympathisants de Ousmane Sonko mën na leen a gaañ wala mu indi gàllankoor ci ñoom je pense que avec la complicité de la régie on va juste reprendre quelques images xool li fa xew gannaaw gi ñu delloo antenne bi ndax xam nañu ni fileeg ci kanam peut-être évolution situation mën na am ci bu ko waree ak bu ko jaree ñu teewaat fii ak suñu ndaw li ñu teewal foofu ci kër Ousmane Sonko de même que ki ñu teewal fa li nga xam ne moom mooy ci section recherche bu brigade bu gendarmerie bu Colobane donc la régie ñu bàyyi leen ak image yi en attendant on revient tout à l'heure priorité bien entendu au direct s'il y a évolution on reviendra également sur ce qui se passe présentement je le rappelle cette information c'est des manifestants des militants et sympathisants d'Ousmane Sonko qui tôt ce matin ont pris d'assaut le domicile d'Ousmane Sonko et alentour pour justement préserver ce qu'ils considèrent comme étant leur dignité, préserver ce qu'ils considèrent étant comme leur leader et qui aujourd'hui fait l'objet, en tout cas selon ses propos, d'un certain nombre de chantages, mais surtout d'une mascarade. Il a nommément accusé le président Macky Sall d'être à l'origine de cette affaire de mœurs qui est à la une de la presse depuis déjà quelques jours. On a entendu ses propos et surtout sa position qu'il ne déférera à aucune convocation de la gendarmerie si cette convocation ne passe pas par les règles et la voie légale, à savoir la levée d'abord de l'immunité parlementaire. Il a même indexé notamment un régime qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et qui, s'il le veut, peut rapidement lever cette immunité parlementaire
pour lui permettre de s'expliquer. Il a également annoncé, je le rappelle, qu'il va lui-même déposer une plainte avec ses avocats pour diffamation contre cette jeune masseuse qui l'a accusé de viol aggravé. waaw Mohamed Diop. waaw Birahim leneen lu bees mooy dafa mel ni gis nañu takk der yi ni ngeen ko gisee noonu ci image u Babacar Mari mu mel ni ñu jël seen ñaari loxo di ko croiser comme quoi bëgg nañu waxtaan ak booy yi. D'accord. Jéem leen a conscientiser pour ñu arrêter parce que gis nañu ne booba léegi lu jëm ci wàllu lacrymogène yi mënul ci ñoom dara. Gis nañu booba léegi seen dispositif mënul dara par rapport ak ndaw ñi lu ñuy déterminer yow mais gis nañ lu bees li mooy policiers yi ñu ngi mel ni lu mel ni luy croiser seen i loxo pour amener ces jeunes là pour ñu arrêter véritablement li ñu nekk di def parce que mbir mi ngi commencé nag dégénérer bu baax a baax gis nga Babacar Mar boo ma mënalee wane image yooyu gis nga policiers yi gis nga ñoo nekk di croiser les bras pour un peu dissuader ndaw ñi wan leen ne justement mbir mi dafa war a dakk nag ginnaaw sànnante xeer beeg sànnante lacrymogène bi gis nañ ne policiers yi bëgg nañu woo bu baax a baax ndaw ñu ci à ce que ñu dakkal xeer yi baissé nag li nga xamante ni nii si on peut l'appeler si les armes pour rek mbir mi dakk gis nga policiers yi ñooy mel ni ñuy croiser noonu seen i loxo pour véritablement woo ndaw ñu conscientiser leen waaye nag est-ce que dina antom déet en tout cas tenté nañu lu jëm ci wàllug voilà apparemment c'est déterminé pour rek voilà. waaw dafa xaw a dagg mais comme on l'a vu ci image yi policiers yi apparemment li ñu bëgg mooy na fitna bi dakk moom la ñëpp di ñaan mooy fitna ci boppam waruñu ko yee ci ab réew di ko sàkk ci autorité yi di ko sàkk également ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko na mbir yëpp tegu ci yoon te kenn bañ cee gaañu ndax ñaanaluñu ko kenn amul kenn ku ñuy yéene lu bon wala lu ñaaw muy Ousmane Sonko ak njabootam di keneen tamit fu mu mën a nekk policiers yi ay suñuy njaboot lañu ni ñu koy waxee suñuy mag a ngi ci suñuy rakk a ngi ci suñuy ndijaay a ngi ci doon ay sénégalais ay citoyens waaye ñuy jàkkaarloo tamit ce sont des citoyens sénégalais ñu am seen droit am tamit sañ-sañu peut-être manifester ndax li ñu naan bu xol tuuro wala bu xol feesee am manifester boo xamee ne dañ ko ciy gis waaye nañu def lépp peut-être ci li nga xam ne moom mooy jàmm policiers yi apparemment ñoom ci jàmm lañu bëgg àgg léegi parce que sànni nañ lacrymogène jàpp nañu ay nit ñoom seen bopp am nañu ci gaañu waaye li ëpp solo mooy jàmm mën a dellu si ba nga xamee ni kenn du ci gaañu te ñu mën a régler li ñu naan potum biir la ñu régler ko ci suñu biir te du am benn jafe-jafe peut-être Mohamed Diop damay dellu fële ca France maa ngi leen doon wax sànq ni am na ay manifestants yu fa am également ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay manifestants ay militants ay sympathisants yu Ousmane Sonko peut-être Régis bu fekkee mën ngeen ñu indil yooyu les images fële ca France. Nous tous, on a souffert avec ça. On a pu se calmer quand on est plus. Macky Sall dictateur. 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 Ne me poussez pas. Vous ne pouvez pas aussi. On a demandé ça. On a demandé ça. Il y a le consul qui est là. On a posé le banc. Ils sont là. On a le droit. C'est notre territoire. On a le droit. Macky Sall boo mun day Sénégal on ko nekkul def bu dem. man yooyu. Sortez.
partout ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ñoo taxaw ci buntu ambassade bu Sénégal ca Paris nga xam ne manifester ak ay sympathisants yu Ousmane Sonko ñu nga fa teew tamit dégg ngeen kàddu yu ñu yëkkati mooy dañu tuumal ki nga xam ne moom mooy Macky Sall di président de la République ni daal dafa am doxalin boo xam ne da ko bëgg yore te boobu la doxalin bokkul ak démocratie ci mbirum politique la ñu nekk nag ku ci nekk di nga joxe sa kàddu ku ci nekk di nga joxe sa xalaat dañu nekk tamit ci lu ñu woowee démocratie gis ngeen ko foofu ca Paris policier bu ñu taxawee dañuy wattu li nga xamee ni moom mooy bâtiment boobu nga xamee ni ay officiels yu sénégalais ñu ngi foofu di ambassade wala consulat lu mu mën a doon takk dari taxaw ngir wattu lii di kaaraange gi manifestation am ñoom it ñu am sañ-sañu manifester li nga xam ne moom moo leen naqari noonu la amee fii ci Sénégal peut-être que beneen anam la amee alors dañuy dellu très rapidement juste ci Mohamed Diop gannaaw gi ñu yëkkati jotaay bi Mohamed Diop lan mooy situation bi est-ce que statu quo wala lii di takk der yi lu ñu bëggoon mooy jàmm dellu si ndax ñu ngi jëm ci loolu am déet. waaw Birahim dama lay wax affirmatif instant bi nii l'heure est aux négociations noonu laa ko mën a waxee mooy takk der yi ñoom boo leen di dégg seen discussion mooy bu ñu leen acculé dafa mel ni l'heure est aux négociations jamono ji ndaw ñi gis ngeen leen ñoom pare nañu pour arrêter yaa ngi dégg policiers yi aussi de l'autre côté ñoom jël nañu lacrymogène ranger ko ci biir oto yi wan leen ne ñoom itam pare nañ ci comme quoi ñaari pàcc yëpp bëgg nañu dakkal li nga xam te ni moo di situation bu métti bi nga xam te ne ni askanu Cité Keur Gorgui ñu ngi koy dund ñoom militant Sonko yi ñu koy dund waaye itam takk der yi jamono ji jafe-jafe bu métti la ñu nekk di dund waaye ci seen biir am na ay récalcitrants Birahim ndax. Mohamed da nga jege xeer yi torop Mohamed Diop. waaw Mohamed dafa mel ni gis nga xeer yi ni mu lay rombee noonu c'est une question de sécurité gis nañu ni kon ni am na benn pàcc boo xam ne li ñu bëggoon mooy dellu si ci jàmm mais li ñu naan foule wala masse bu amee dina ci am benn wala ñaar ñoo xamee ni dañuy xaw a yóbbaale foule bi il suffit kenn sànni xeer rek ñeneen tamit for xeer sànni apparemment PD Brave bi ñu bëggoon depuis quelques minutes am na lu ko gàllankoor alors Mohamed peut-être on va te laisser suivre cet événement pour le groupe D-Média Sen TV Zik FM ak suñu plateforme yi yu Facebook l'officiel ak Sen TV kon l'officiel ci Facebook ak ci suñu li nga xam ne moom mooy plateforme yu D-Média ñun nag dañuy yëkkati jotaay bi parce que tamit duñu ci yendu l'essentiel mooy ku nekk xam lan mooy sa warugar ci askan wi muy politique yi muy askan wi ci boppam muy takk der yi ñu xam li ñuy duppee ci tubaab savoir raison garder ba nga xamee ni kenn du ci loru du askan wi moo ci loru rawatina ñi nga xamee ni peut-être laalewuñu ci dara ci fànn bu mu mën a ne ndax am na ñoo xamee ni du ñu ay politiciens benn leader politique muy Macky Sall muy Ousmane Sonko wala Bougane Gueye Dany intéressé wu leen li leen intéressé mooy peut-être seen njaboot ak nu ñuy aare seen njaboot kon nañu dellu soit peut-être ci jàmm loolu la ñuy ñaanal ñëpp en tout cas alors Mohamed on te laisse suivre la situation et on reviendra peut-être ci kanam tuuti. D'accord. Je sais que sans Sonko les contrats ne seront pas renégociés. Cité Keur Gorgui booru kër Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy Mamadou Fofana moom il est de l'autre côté fa li nga xam ne moom mooy section recherche foofu on peut dire que pour l'instant c'est le calme plat ndax kii ñu wax ni dañ ko fa convoqué 11 heures lañ ko convoqué woon il a déjà donné sa réponse pour dire que du wuyu ji convocation kon xam naa ni fa la ñuy yem ba ci kanam inchallah soxla nañ leen ci président ak ñi ñu àndoon lépp ci wàllu ñun suñu doole ñun askan bi wàcc Cheikh Tidiane xajul armée Sénégal xajul sama Macky Sall ak ci le pouvoir c'est le peuple que ñun dañoo égoïste da comprendre égoïste moo nekk lan kii liggéey day nekk journaliste am tey problème ma nekk tey man xoolal commerçant wala ma nekk tey wala greffier wala may liggéey comme ñoo koor ma ne sama yoon nekku si wala nga dégg tey gi ni kii parce que tey benn manifestation pour tey xoolal réew mi nga gis tey yow ñooñu dugg léegi ne fa dàq lañ ngeen ñu ne ñoom xoolal seen yoon neew si liggéey réew mi suñu bëggee mu dem pour ñu bokk ndey bokk bàyyi def benn bloc c'est vrai il faut nit ñi génn am xeex am doole Sénégal mën a dem lii du yoon
du yoon. loolu laa lay jox rek bu bàyyi sama gannaaw la daanaka. waaw man daal li ma bëggoon a wax rek ak ginnaaw bu ma nuyoo sama copain yi nekk UST yi Mamadou Ndoye correspondant ne lamp yi Gassama UST bon aussi di ñaanal Coumba Gawlo yàlla na ko yàlla may wér wax dëgg yàlla suñu diva la quoi bon di wax ne rek nous avons un système lobby ce système là dañ ko war a xeex te pour xeex tamit il faut une révolution gis nga pays yi nga ñu développé dañu def révolution yaa ngi dégg ay révolution française aux États-Unis il faut que Sénégalais yi xeex système lobby bii tant que dañu réew mi dem fenn dañuy ñëw di accaparer suñu ressource naturelle di ko jox ay étranger ak corruption bi bu ko defee ñun ñuy gën di njuwul loolu il faut Sénégalais yi taxaw xeex système bi waaw bu ko defee bu ñu ootee manifestation ñu ñëpp ñëw ñu xeex système bi pour l'intérêt des Sénégalais ñu bàyyi parparloo bi waaw mënuñu am suñu dëkk yàlla mel ne ressources naturelles yëpp bu nga xamante ne moo fa nekk Afrique li fi nekk ci ressources naturelles 44% des ressources naturelles du monde Afrique la nekk ba pare ñu bëgg a nekkoon dóol feebar baa ngi nii ñoom ñoo ko créé mu dal seen kaw di leen ravager mais africains yi au lieu que ñu profité ci ñu ne yàcc na yàcc di xaar vaccin waaye ñun ana suñuy recherche ana suñu chercheur ana suñu universitaire pourquoi mënuñu créer dara ah ana suñu scientifique mais il faut qu'on attend les Européens yi ñëw daal ñu jox seen ay vaccin imposer ñu li ñu bëgg imposer ñu seen système imposer ñu ba pare imposer ñu maanaam par exemple le nouvel ordre mondial avec affaire góor jigéen yooyu nga xamante ne ñooy lobby international ñoo bëgg a diriger pays yi loolu il faut ñu taxaw faire face gëm suñu bopp am nañu xam-xam baa ngi fi lépp ngi fi mais volonté politique la mais suñu dirigeants yi ñooy suñu problème ñoom ñi ñu fi nekkal mooy les occidentaux les français yi ñu ñëw diñu exploiter ñu gën di nduul loolu il faut ñu taxaw xeex ko il faut une révolution allo waaw maa ngi dégg gis nga lu ndaw laa lay jox rek ci li ngay wax ne ñu gëm suñu fajkat yi xam nga man nii du ci asmatu maanaam man mu may ay 13 ans man xoolal su ma daanelee dama doon crise mais suñu benn mbokk mu jugee ne sama yaay dama defal nem mais bu ko naanee dina tudd 2 ans action bi ba dama daaneel gën na ma tëral parce que keroog sax man ko waxaluñu ma ci rajo bi sax al fayda mais xoolal Siri il faut ma jaarale Siri may ma foofu ma am benn affaire bu ma leeral quoi pardon Siri dañoo judd fekk ka fi ñu bëgg a ñoo rey di tiital nit ñi pour des intérêts. non feebar bi sax même feebar bi yëpp feebar bi ñuy wax nii yëpp feebar bi am na mais li nga Sénégal géré bi mu koy géré nii Macky élection législative yi mi ngi waroon am en 2019 muy esquiver corona ñëw mu bëgg si profito Sénégalais yi noot ñu élection du am Sénégal laa leen wax Macky Sall 2020 bii nii élection du ngeen ko gis 2021 du ngeen gis élection législative depuis corona bi ñëw ba léegi nii yéen a ngi dégg loi bi même première couvre-feu bi ñu defoon dañoo violer loi bi
mais ñun Sénégal ñun buñ bëggee développer pour lan ñuy nangu yenn yi nga xamante ni dañ koy teg suñu kaw du question Ousmane Sonko aujourd'hui tey fii nii ñëpp mënuñu toog ñu bëgg a jël Sénégal def fi benn dictature boo xamante ni tout le monde sera avec Macky Sall c'est impossible mënul nekk mënuñu jël réew mi képp ku àndul ak Macky Sall ñu ne da nga bon ko ànd ak Macky Sall ñu ne da nga baax boo waxee ñu jël dugal ci kaso bi mais système impérialisme boobu moom mooy lan système impérialisme boobu noonu mooy lan pour lan Sénégal tey ku taxaw wax Macky Sall dara wala dara xew ñu naan il faut laisser les mains avec la justice faire son travail quelle justice ngeen gis Sénégal ban justice moo am Sénégal laa bëgg a xam ñi nga xamante ni ñoo war a àtte dëgg ñoom ñooy njëkk a diaboliser seen yoon ñoom amuñ benn seen yoon nekkul ci justice lu leen neex la ñuy def gis ngeen ko fi Khalifa Sall ils ont violé toutes les lois gis ngeen ko ci ki nga xamante ni moo di Karim Wade ñu andi seen ay wax ay 1000 milliards dem fa ñu dugg fa naan ñi dañoo sàcc xaalisu réew mi ku ne ñu ñëw tuumaal la dugal nit ñi seen premier mandat rey nit ñi créé te ñun ñoo faloon Macky Sall en 2012 bëggoon changement ci moom yaakaar changement ci moom jox ko suñ ay carte fal ko yaakaar ni tey bu ñëwee dina changer Sénégal premier mandat nga ñëw fi naan da ngay def audit ñëpp ne waaw parce que réew buñ ko yaree ñeneen ña fa nekkoon war nañ xam xaalis réew mi fan la dugg lim ñu waxoon gisuñu ko ana xaalis ba sàcc yi rawoon ñëpp instant bi ñi nga ci nguur gi ñoom sàcc yi yoroon xaalis réew mi ñëpp ñi ngi ci Macky Sall dem làqatu ji kenn déggul kenn du wax pour lan fan lañ ko teg fan lañ teg loolu ci réew mi nit ñi taxaw bu ñu waxee ñu na ñun ñëpp ay taalibe lañ télévision yi nga xam ne ñoo xeexoon Ablaye Wade tey ñoom ñooy jël dem ci télévision yi di tuur lëndëm nit ñi lànk ba ñu wax dëgg Sénégalais yi divertissement suba ba ngoon ñuy jël seen ay millions di ko dawalante ci seen biir ñun askan wi ñuy bëgg a dee pour lan bu ñu waxee ñu dem à niveau international am seen ay armes Macky Sall après élection yi nga xamante ni moom lañ passé lim jël arme ci nga xamante ni pour répression lépp ngir noot sénégalais yi affaire bu du Sonko des na de affaire bi du Ousmane Sonko des na Macky Sall 3e mandat jaaxalu ko nu muy def pour am 4e mandat moom lay lijjanti ñun sénégalais buñ bëggee nangu ñuy noot problème bii ñu nekk ci la ñuy gën a dëkk gis nga mbas mii ñuy wax nii fan lañ ñu mën a génneel ne ban catégorie internationale lañ ñu mën a génneel ne Sénégal moo jël première gestion ci mbas mi dégg ngeen ko fii rajo yëpp di ko wax télévision yi ba tey mënuñu laa génneel benn papier palpable bu génne lool ni demal si internet bi Hopkins université bi nga xamante ni moom mooy génne données yi nga xamante ni moo nekk si coronavirus réew yi nga xam ne ñoo jël première muy Chine ay Corée du Nord ngay seen man gisuma fenn Sénégal kan moo wax loolu nit ñi ngi dee Sénégal nguur bi waxuñu leen lu am def nañ couvre-feu nit ñi ngi dee atum 2020 bii nii bu ngeen xoolee même xool leen ko ci ñi nga xamante ñoo siiw baadoole yiy dee ñoom waxuñu ko baadoole yi ñi ngi dee Touba def nañ li nga xamante ni mooy seen données statistiques yi ci mbas mi affaire bi dafa triplé te waxuñ Sénégal yi heure bu ñu xëyee ñi ngi dem RTS télé national di joxe seen ay chiffres yooyu noonu docteur ñaa wax na ko nit ñi ngi dee te ñoom waxuñ ko Sénégal yi waxuñ dëgg gi léegi ñoom buñ bëggee ni esquiver question yooyu yëpp lànk duñ wax Sénégal yi dëgg Sénégal yi bëgg a nangu loolu non loolu mënul jàll ñun ñoo bañ nañuy jël suñu loxo ñun ñu téel ko suñu bopp suñu avenir ñun ñoo ko moom Sénégal nag naafeq gi dafa war a deñ mënuy jël télévision yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Macky Sall di nax nit ñi suba nax nit ñi ngoon bu ñu waxee ñu jël police bi def leen ay civil tuur leen ci biir nit ñi fu manifestation amee ñoom ña nga yaakaar ne ñoom ay nit ay manifestant la ñu jël nit ñi dugal ci kaso bi te booy buñ ci jàpp ci kaso bi manifestation di nga tëdd ci kaso bi 3 mois 4 mois say mbokk duñ xam si yow dara mais impérialiste boobu Sénégal ñun ñu bëgg ko taxaw seetaan
te ñi nga war a wax dëgg ñoom waxuñu dëgg Sénégal heure bu ñu xëyee ñi ngi ci télévision yi di fen ku contre Macky Sall ñu bëgg la def na yow da nga bon mais nit ñi il faut ñu xeex affaire Sonko bi dinaa ko leeral nu mu demee léegi nii Ousmane Sonko gouvernement bi lii nii ñoom ñoo nekk ci ginnaaw nan la demee xam nañ ni Sonko feebar na ligganti nañ ba nga xam fa mu amee massage ñu ligganti kenn koo xamante ni pour mën nañ ko corrompre am li ñu bëgg te affaire bi ma leen wax nii bu demee justice fii la ñuy taxaw ci télévision yi naan laissons la justice faire son travail te dara du ci doon dëgg même bu ñu demeen ba xam ni sax Ousmane Sonko deful danañ dem ci justice ba lijjanti ba nga xamante ni danañ ko takkal dinañ lijjanti ba nga xam ne danañ ko takkal te dinaa leen xamal leen année yi passé nii voté nañ projet de loi ci li nga xam moo di viol mën nañ jël nit ki tëj ko dugal ko kaso en même temps ñuy def enquête élection législative laa la wax Macky Sall li mu bëgg Sonko ci kaso bi lay nekk du ko fekkee Sénégal yi nañu jóg ñu xeex li ñuy xeex mooy ñu jëlaat suñu indépendance l'heure est système impérialisme bi nga am Sénégal nañu bañ